quel est votre rôle voilà léegi nag xam nga rek boo tardé ba réalisateur bi dalay bett garaawul ci émission kaay yi la xëj ñu leen di jaajëfal bu baax a baax ci seen teewluwaay ci seen émission fii ci sunu Label TV ci xolu Sénégal ci xolu sénégalais yi ñu ànd ak yéen ci ajuma bi ci weeru safar gi di ci profito di leen di souhaiter un très bon magal ci ñi nga xamante ne commencé nañu dem ngeen def attention aussi ci tali bi wàññi violence verbale yeeg physique yi ci tali bi dina xat waaye ku ci nekk rek da nga comprendre sa morom tey ñuy ndax képp li nga xamante ne moom mooy suñu thème de la semaine muy donc les violences on l'a vu sur toutes ses formes par rapport aux parents et aux enfants. Violences faites par les automobilistes entre eux et avec les passagers, les violences dans les écoles entre élèves et les éducateurs et élèves. tey nag ñuy jeexalee li nga xamante ne moom mooy violence domestique yi sous toutes ses formes et ñu ciy dalal ki nga xamante ne moom mooy Fatou Kiné Ndiaye de l'association Kayam xam naa bu ci kanamee dina ci gën a xuus Fanta Cissokho ñu gën koo xam ci princesse Fanta Cissokho moom it kaala man ani xaw ma ani princesse ak Fanta Cissokho waaye garaawul lañ ko nangu rek dinañu wax xam naa fan la princesse bi jógee ci kaw loolu nag Fanta puisque yaay suñu princesse. waaw yow la ñuy njëkk a dalal nga nuyoo rek. voilà maa ngi leen di nuyu di leen kontaane ci invitation bi. voilà di kontaan ci sama participation ci thème bi nga xamante ne c'est très intéressant et important donc. salaamaaleykum. maaleykum salaam. moo ngi noonu madame Fatou Kiné Ndiaye de l'association Kayam ñu bàyyi la nga nuyoon teg ñi ñuy seetaan ci sunu Label TV. salaamaaleykum Fatou Sène. salaamaaleykum waa sunu Label TV. salaamaaleykum Fanta. ñoo ngi am mbégte teew fii tey ci émission bi di nuyu bépp téléspectatrice bu suñu label di nuyu képp ku ñu xàmmee à travers cette émission. jërëjëf ñu si jàll en tout cas di nuyu tamit suñu fans yi nee nañ ma nuyu leen la oreille ak di jëlu mais tey nag ñoom duñu toog parce que seen gaal yi leen jël siwul seen buntu kër yi da ba léegi ndox bi a ngi foofu ma ci jàllale ki di Ndeye Fatima Sarr ak Soxna Diarra Sarr ba ci Touba ak seen papa Abdou Sarr nga xam ne démb lañ ma woo di ma wax ne que dañuy suivre tout le temps émission sunu kaay yi nga xam ne dañ ko safoo loolu yëpp ci jàmm ji la donc violence daal lañ ko teg li nga xamante ne moom mooy ci suuf ñu fàttali leen ne mën ngeen ñu suivre sur le canal 27 de la TNT canal 37 bu TV d'Orange nous sommes aussi en direct sur Facebook et mën ngeen aussi xoolaat suñu émission yëpp sur YouTube. Fanta Cissokho ci yow lay njëkkee en tant que artiste est-ce que mën nga ñu wax kan mooy Fanta Cissokho princesse ah. Elle a bien insisté elle a dit princesse. waaw maa lay dégg ngay tooñ naan princesse ak Cissokho. xam nga surtout roi moom princesse nga déjà. ah kon surtout roi waaw surtout roi laa de parce que Soundioulo Cissokho mooy sama maam. kuy sama te c'est le roi de la Kora te doomu ren la. waaw ren ba ci Guinée. kon man bàyyi ma woo sama princesse sans blague. si boo leen xoolee ci sunu histoire Soundioulo Cissokho. ci yaayam ak papaam. yaayam mi ngi tudd Kalina da Silva. doon nekkoon doomu ren ba ca Guinée Bissau. donc moo jur Soundioulo donc princesse bi waxuñu ko rek parce que voilà quoi et puis jëlewuñu ko sax ci côté boobu mais je suis vraiment une princesse. voilà voilà elle est une princesse. voilà léegi princesse man bëgg naa xam aussi lan moo nekk sa parcours dans la musique parce que vous êtes artiste musicienne. voilà Fanta Cissokho man je suis chanteuse musicienne. donc ma juddu ci musique. ci sama côté yaay comme sama côté papa. parce que sama côté papa Soundioulo Cissokho le roi de la Kora mooy sama maam. sama côté yaay Pape Seck Dagana bu Africando. donc voilà. kon boo wéyee da ngaa war a wéy boo wéy la nga war a wéy. waaw loolu la ñu wax de. léegi nag teewul dama ko jàngiwaat à l'école nationale des arts. fii si Dakar. donc depuis 2005 nag laa dugg ENA. di jàng musique jusque maintenant maa ngi topp sama yoon. voilà. d'accord léegi vous faites quoi rap mbalax.
waaw man de maa ngi laal fépp de. fépp musique daal laay def. mais yow daal kaana kaana ne moom fépp lay laal. mbalax beeg rap beeg yëpp daal na message bi jàll rek. voilà en tout cas on a tendance à voir beaucoup plus de musiciens yoo xamante ne ils ne se focalisent plus ci benn genre maanaam mbalax. voilà parce que mais dañuy laal yeneen. wóoru xam nga musique dafa yaatu. donc boo nee tey jii acoustique laay def wala blues laay def wala dara mën nga dem ba ci biir nga sentir leneen. donc musique y a tout. man duma ne lii rek laay def. je fais la traditionnelle et la moderne donc je mélange les deux. vous mélangez les deux. waaw loolu mooy def Princesse Fanta. d'accord donc Princesse Fanta dañuy may ki nga xamante ne moom mooy madame Fatou Kiné Ndiaye tey nag ay Fatou ak ay Fanta ñu am ci plateau bi. F fi ne nag te moom plateau F la am quoi. mi ngi noonu léegi madame Fatou Kiné Ndiaye ñu bàyyi la nga wax effectivement ban lan mooy association Kayam lan lay liggéey aussi ci biir Sénégal. Fatou Kiné waaw boo nga dëgg présenté woo. waaw allez vas-y. merci Fatou. xanaa F bi day daje rek day nekk F comme Fatou. F comme Fanta F comme femme. donc on est très à l'aise ñuy wax ci loolu. man bu may présenté wu xam naa bu ma duggee ci gaamu princesse ak yooyu Fanta day xaw a doy waar parce que man it Linguère laa. waaw aywaay kon tey sama plateau bi ay princesse la am. mais jigéen ñëpp ay princesse lañu ak ay reine donc normalement waruñoo subir benn violence. dañ leen war a nabbee. kon ay ca waaw kay di suñu Kayam suñu maam Kayam aussi. muy ren bu soqee ko booru Palmarin. donc may siin aussi loolu yëpp. di wax ne ba tey ñun ñëpp ay princesse lañu. ay Linguère lañu Kayam it képp ku fa nekk. moo xam nga fay liggéey moo xam nga fay ñëw comme pensionnaire. Linguère nga princesse nga. voilà pour me présenter maa ngi tudd Fatou Kiné Ndiaye. génne ci école bu ñuy wax ENTSS. école nationale des travailleurs sociaux spécialisés. nekk éducatrice spécialisée. responsable du bureau d'écoute et d'accueil ci Kayam. association Kayam association la boo xam ne dafa jóg ngir xeex lépp luy violence. faite aux femmes. lépp luy métital bu jigéen di dund. violence faite aux femmes violence conjugale. violence ci biir néegu sëy ak violence ci biir kër mu ñu koy wax violence domestique. waaw. d'accord mais jigéen ñi da ngeen di jël en charge. exactement mais góor bu jabaram dóor nag ba mu kii du ngeen ko jël. question boobu day ñëw à chaque fois bu ñu amee occasion yi dem ci yu mel nii question bi day ñëw mais daal wax dëgg fa yàlla Fatou. li ñu seetlu mooy jigéen ñi sonn nañu. bu dee benn góor lañu dóor. benn góor la jabaram dóor nañ fa ñaar fukki jigéen. d'accord donc yooyu rek. doy na firnde te saa yu ñu xëyee presse bi duñu weddi. saa yu ñu xëyee ñu ngi suivre actualité chaque jour jigéen taal nañ ko. jigéen jam nañu ko. jigéen métital nañ ko jigéen dóor nañ ko jigéen toroxal nañ ko. te ñooñu ñi mën a wax la. ñi am baat bu yegg fu baatu ñeneen ñi yeggul la. am na ñoo xam ne ñu ngi souffrir en silence ci seeni biiri kër. defe naa loolu bokk na ci li yokk a tax Kayam jóg ngir jàppale bépp jigéen boo xam ne yaa ngi dund métital. waaw ak moom mën ci doon li ci des xam naa dinañ ci gën a xuus. incha allah ne ko incha allah rabbi donc Fanta princesse Fanta tey jii violence la ñuy waxtaanee. yow en tant que musicien lan mooy sa rôle par rapport donc à la violence gis nañ ne Sénégalais moom violence bi mu nekk nii au top par rapport ak jàmm nit ñi wutuñu jàmm. day metti rek comme ni ñu koy waxee. waaw doy na waar quand même phénomène bu doy waar la. man nag en tant que artiste. suñu baat lañu am suñu làmmiñ lañu am donc ñun suñu participation ci côté boobu lay nekk rek. di ñaaxaat doomu aadama yi. parce que doomu aadama pour man nit dangaa war a nite. parce que nit du pour toroxal. nit du pour dóor. nit du pour lépp lu ñaaw daal. donc violence yi pour man mën na ñàkk ñun nag suñu baat lañu am donc dañuy wax rek. waaw di ñaan di ñaax. tey jii bu amoon princesse benn xale wala jigéen ñëw ci yow wax la ne man dama dund métit bi soit sama kër soit sama ménage wala à l'école. yow en tant que princesse Fanta di artiste. naka nga ko naroon dalalee. Kaala doy na waar métti na parce que violence du dóor du saaga rek. da ngay gis ñu nekk ci biir nekk ci biir kër. dóoruñu leen mais ñi ngi leen di violenter. psychologiquement. ndax wax bu naqari sax violence la. am na ñoo xam ne dina la wax boo xamante ni doo bëgg lu dul xaru ci. donc man tey nit bu ñëwoon. lu ma lay def rek mooy dalal la. nga seetaat tamit
ki lay violenté nga xool nooy def ak moom parce que pour man ki lay violenté jarut a nekkal mbaa nga yóbbu ko ñu dem faji ji ko parce que d'habitude lu ci bëri feebar lay doon wala je ne sais pas am na ñu ci bëri nag ay manque d'amour moo leen koy yóbbee d'accord ñi nga xam ne depuis waaw am na ñoo xam ne ñu ci bëri ils sont victimes parce que ci yarin dina tax nga baax dina tax nga bon d'accord donc yow yaay tànn ñi ci gën a faible dañuy bëgg fayantoo ci li ñu daj ñii seeni ku leen jege moo leen ko teg ñu bëgg ko fayu tey ci ki ñu nekkal te loolu moi je trouve que c'est injuste c'est inhumain donc nañuy ressaisir waat daal di jéem a def muy rafet voilà nay rafet waaw ci kaw rafet boobu noonu dañ koy may mu wax ñu quand même lan moo la poussé à ce que yow nga dugg ci musique en dehors du fait que voilà tu l'as hérité du côté du dama ko bëgg nag dama yàgg bëgg musique parce que je me rappelle bi may nekk élève nekk lycée suma écofemme nag laa gënoon bañ donc parce que c'était un peu comme boo nekkee xale rek yi ñuy jàngal foofu daf ma doon xaw a gêner donc te pourtant c'est très important mais moment boobu doo ko xam léegi nag bu ma amee cours boobu man ci classe bi bu nit ñi di bind damay bind ay woy voilà dañ ma daan dàq classe ndax loolu te pourtant dama mënoon jàng mais dama bëgg musique daal mise à part peut-être ndono gi la ci deret bi la waaw mais damay ne ci duusi sax di way di rabantu lu ne ma def ko di sangu di way lépp laay def loolu problème la amour la daal qu'on peut pas expliquer voilà d'accord léegi madame Ndiaye ci kaw amour boobu noonu ñu gis ne nit ak nit bu ñu nekkee en général dañu daan mbëggeel la ko lal lan mooy mën a indi tey jii mbëggeel googu demee boor violence bi ñëw installé wu. jërëjëf Fatou ndax man chaque jour dama koy wax j'ai l'habitude de le dire ni affaire bi di rafetee neexee ko ci début bi yenn saa yi nga am cas boo xam ne on va pas parler de cas particulier quand même parce que suñu intervention confidentialité da ko lal ci biir confidentialité protection da ko lal yiir leen da cee lalu donc ni muy neexee yenn saa yi nit wax la ba fi affaire bi mujj ba ci ay dóor ba ci ay gaañ ba ci ay damm dalay jaaxal question la boo xam ne yaakaar naa ne réponse bi dina jafe parce que ñaari way bëggante yu gisante bëggante ba doon ay waay dencante defe naa bu ñu demee ba métital jóg ci am na lu ko waral xëy na nekk aussi neexul ay nit bu ñu nekkee di dund début bi am na ñoo xam ne dañuy nëbb seen jikko comme niñ koy waxee dañuy bëgg a sëy bu dee ñun jigéen ab âge bi boo fa tolloo da ngay bëgg a sëy da ngay bëgg a am borom kër bu dee góor am na fooy toll da ngay jàpp ne fi mu nekk nii kat jot na ma jël soxna donc lépp loo xam ne yaa ngi ak sa partenaire ngeen bëggante jàpp nga ne boo ko wonee moom dina dellu gannaaw yow xëy na da nga koy jéem a làq ko waaw nga mel ni ku koy nëbb xëy na di nëbb sa jikko won ko li nga xam ne moom nga bëgg mu gis léegi nag au fur et à mesure ngeen dem xam nga jikko mooy la nga xam ne du nëbbu boo nekkee ci biti nga dugg fii ne da nga bàyyi sa jikko ci biti boo yegsee defe naa balaa 5 minutes mu fekk si la donc ki nga xam ne da nga war a nekk ak moom ngeen war a dund à vie parce que defe naa kuy dugg ci sëy wala ngay dugg ci union ñaan nga yàlla tas du ca am waxatuma la nag ay métital di ci am même buñ demee ba ay métital am ci bu ñu yeggee ci bàyyante na rafet waaye defe naa na bu jikko yi bokk na ci tempérament yi bokk na ci situation dëkk bi ñu nekk métit bi situation ñëpp xam nañ ne dëkk bi metti na dund bi cher na boo ci boolee am njaboot saa yoo xëyee ngay def face à yenn problème yi sa situation demeewul noonu defe naa daal ay métit dina jóg saxol di jóg ba bu yàggee mbëggeel boobu nga amoon sax dootoo ko mën a suuxat yow ko jigéen ki tam xëy na ñu ngi lay teg yu metti di la ko wax Fanta wax na ko léegi violence parfois dinañ ko gis muy violence physique bi ñu def coups et blessures parce que lu ñuy def aussi dañ ciy bëgg firnde coups et blessures bokk na ci liy wone lii mooy violence physique léegi violence boobu dafa am beneen xeetu violence bu ñuy wax violence psychologique naqar lay doon métital lay doon muy jur ñoomin goitre rek ñoomin tension waaw kay defe naa ne hôpitaux yi structure sanitaire yi bi ñu weddi ñoom it defe naa saa yoo xëyee jigéen ñi ngi def ay traitement ba ci cancer yi c'est vrai donte góor dina cancer mais cancer bi ñëpp gis nañ ravage yi muy def donc yooyu yëpp ay xeetu métital lañ duñu ay docteur xëy na ci fànn wi mais am nañ ci ay preuve ay éléments yoo xam ne leer na ne xëy na naqar googu mooy dal jigéen ñu koy dajale di ko dajale
accumuler di ko accumuler bu yàggee day doon boobu nga exploser buy exploser tu réagis face à ton partenaire ni ngay réagir yow doo ko calculer c'est vrai donc loolu mooy dem ba jur lu ne d'accord ok donc dañuy dem laal benn page publicitaire donc dellu si waat si plateau bi continuer li nga xamante ne mooy sunu kaay yi ñuy waxtaanee toujours violence yi nga xamante ne chaque jour boo xëyee yaakaar naa sa buntu kër lay commencer ba ngay yegg si bërëb bi nga jëm ak ba ngay delluwaat sa kër ci tata yi nag dañ ma yóbbante nee nañ ma tata yi ci biir jéggi na dayoo violence verbale ak des fois physique yi di am ci biir tata yi des fois muy jóge ci ñi nga xam ne ñoo jël tata yi des fois muy jóge ci chauffeur bi wala des fois muy jóge aussi ci receveur bi donc puisque cas yi moom dañ fay nekk aussi pour di génne cas yi ak di ci wut solution li lay war a sulu ñi nga xamante ne ñoo ŋànk lépp lu jëm ci tata yi woowaat leen seen chauffeur yi ak seen receveur yi ngeen waxtaan ak ñoom parce que yóbbante ne nañ mel na ñu ci bëri amuñu yar ñu ci bëri xamuñu lan moo leen teg ci biir tata yi ay client la ñuy yëpp dañoo war a muñ te xam ne ñoom ñoo nekk ci bërëb boobu di liggéey te client yi bu ñu yéegul tamit ñoom duñu encaissé donc nañ dee muñ boo nekk ci bërëb boo xamante ne da ngay jëflante ak ay nit da ngay muñ parce que des fois violence bi day jéggi dayoo te puisque ci violence bi lañ ne yóbbante bu ñu ma yóbbante woon la ñuy ñaan en tout cas ñi njiitu waa tata yi ñu xoolaat bu baax seen personnel bi ñuy embauché ñiy jël tata yi aussi benn laps de temps la muñalantal leen ci biir cadre bi ku ne da ngay wàcc dem doxi sa soxla ñuy ñaan ñëpp ku ci xëy rek na nga dellu jàmm ci sa biir kër ñu dem seeti page publicitaire bi dellu si waat si plateau bi. Ila Qatar suñu Label TV fas yéene ànd ak yéen dem ba Qatar ànd ak yéen ak ñetti programme yu bees tàkk yu ngeen dul gis feneen fu dul suñu Label TV te des na suñu Label TV nat leen won li gën a fës ci taarixu coupe du monde bi ngeen nar a gis joueurs yi qualifié équipe yu gën a fës ak itam dëkk ak stade yi nga xamante ne fa la jongante yi di amee te des na suñu Label TV nat leen won li nga xamante ni moo gën a fës ci taarixu coupe du monde te duñ ci wét ndaxte yéen lañ ci fas yéene àndal bu ngeen bëggee jokkal ñu nag mun ngeen ñu woo ci numéro bii di 78 296 22 22. Label TV vous propose la location de matériel audiovisuel dernière génération. Caméra, écran géant, travelling, jeux de lumière. Vous êtes producteur de contenu, annonceur, découvrez notre sélection d'accessoires, d'équipements en passant par la régie, la post-production et la diffusion sur nos chaînes. Nous vous proposons également la location de studios d'enregistrement, de salles de tournage, un studio de doublage numérique 32 pistes et un accompagnement pour tous vos événements, captation, spectacles, publi-reportages. Contactez-nous au 78 296 22 22 ou écrivez-nous à l'adresse commerciale@labeltv.com. ñu dellu si waat seen plateau sunu kaay yi fii ci sunu Label TV comme niñ ko waxee ci xolu Sénégal ma yokkal leen ci xolu sénégalais yi tey ñuy ndar képp li nga xamante ne moom mooy suñu thème de la semaine muy violence yi tey ñuy waxtaane li nga xamante ne moom mooy violence conjugale yi ngeen am nag 3F yi fi toog pour wax ci li nga xamante ne moom la ñuy def donc ci famille tey ñu ñoo fi toogal famille les 3F n'est-ce pas les 3F waaw. voilà donc madame Ndiaye tey bëggoon nañ xam aussi lan mooy kayam lan la kayam di def voilà exactement lan mooy seen rôle. dëgg la c'est important Fatou. Kayam nekk na association boo xam ne dafa jóg comme ni ma ko waxee sànq ci njëlbeen. ngir xeex lépp la nga xam ne mooy métital bu jigéen di dund. Kayam day accueillir femmes yi nga xam ne dañuy dund métit donc centre la d'accueil et d'hébergement. daf lay dalal dëkkal la. ci biir dalal boobu dañ lay saytu. def mise en sécurité. bu ñu defee mise en sécurité dañuy def mise en confiance. dañ lay jàppale fexe ba nga génnee li nekk ci yow. xam nga nit bu ñëwee am jafe-jafe
mu toog nga dalal ko teg ko ci conditions yi nga ko war a teg déglu ko defe naa bu génnewee li ne ci moom rek ci wax génne na lu bari ci xolam yemuñu foofu ñu dëkkal la di la saytu foofu ci biir centre bi am na ñu fay dëkk waaw ay jigéen waaw d'accueil et d'hébergement la d'accord kër la maanaam waaw bu ñu ko waxee ci misaalee ci wolof kër la buy dalal ay jigéen léegi bépp jigéen boo xam ne da nga dund métit boo ñëwee nañ la dalal comme ni ma ko waxee bu ñu la dalalee déglu la ba nga génnee li nekk ci yow ci biir dalal boobu ñu xool li nga xam ne moom nga soxla kuy doog a ñëw doo tëb ne ko lii lañ lay defal mais di nga ko may mu dal bu dalee ba toog dañu am service médical xam naa defe naa à la fin di nga ma may ma def yenn kii yi remerciement yi ak yenn leeral yi service médical bi saytu la def diagnostic infirmerie la ñu am ci biir kër gi bu ñu la xoolee xool saw yaram saytu la xool li ne ci yow lépp la nga xam ne danga ko soxla ci wàllu médical pour premier soin ñu defal la ko bu ñu weesoo loolu ñu daal di lay dëkkal bu ñu la dëkkalee nag dalal la delloo ci sa xel defal la suivi psychologique comme ni ñu koy waxee psychosocial defal la ko topp la ci wàllu nekkin ba delloo ci la ñu xool li nga xam ne nag moom nga mënee ci mais ñoom dañuy fay fayuñu dara. Ah d'accord, c'est gratuit. waaw service yëpp c'est gratuit. association bi loolu moo leen tax a jóg. D'accord. seen mission mooy éradiquer lépp luy violence. seen mission mooy may ñi nga xam ne amuñu baat seen baat jóg. may ñi nga xam ne ñu ngi souffrir ci suuf ñu génnee li ñu nekk ci ñoom ñu wax ko. ngir képp koo xam ne dund nga ko ba ñëw. boo génnee nga wax nga expliquer ñu nit ñu wax. keneen ku koy dund. xam ne li muy dund am na fu mu war a mën a jaar ba mu teggeeku ko parce que nag comme ni ñuy wax yàlla tegul kenn lu mënul. léegi ci kaw alerte boobu. sensibilisation boobu defe naa ci lañ lay toppee xool li nga xam ne moom nga soxla. lépp loo xam ne da nga koy def ci formation. nga ñëwaaleeg moom dañ koy renforcer. ngir nga am autonomisation. parce que bëgg nañu ku ñëw Kayam ba génn fa nga génnaaleeg dara. ba dootoo dellu fi nga xam ne moom nga jógee ñu la fa doon. ñu la fa doon teg ay waaw ñu la fa doon métital loolu la autonomisation des femmes. boo ñëwaalewul ak dara am na ay programme ñuy teg comme par exemple alphabétisation. gunge nañ ci ay jigéen ñu ñëw ñu defal leen alphabétisation ñu wax li ñu bëgg parce que lépp lu ñuy def dañ koy def avec la femme. dañuy ànd ak moom ci li mu bëgg dañuy ànd ak moom ci bëgg-bëggam duñ ko imposer. donc chez nous la femme elle est princesse elle est reine. donc amul force c'est normal dañ lay jàppale pour vraiment daal boo génnee Kayam nga mën a nekkaat nga nekk waa kay nga dellu si nga am benn estime de soi. parce que des fois yenn violence yi da lay tax nga perdre tout ce qui est estime de soi confiance estime de soi te loolu boo ko génnewee ci nit dara desatu jàpp buñ la jàppalee ba nga génn quelle que soit la durée bi nga fa def parce que dañu am durée d'hébergement durée d'accueil li mu laaj li nit ki laaj loolu la koy jox ci biir durée boobu mu gàtt mu gudd dinañ la tàggat taataan la ba nga xam ne boo génnee di nga am activité boo xam ne da nga ciy jàpp. d'accord mais man dañoo seetlu na nag aussi ci service en tout cas santé puisque da ngeen xaw a laal tuuti ci santé te santé bi comme ni ma leen koy waxee kaa ngeen teg ci nag moom ren moom seen ak la ndax ay njombe rek la ñuy déglu mais waa gis nga léegi tamit day baax bëggoon nañ xam est-ce que ñi nga xamante ne ñoo fa nekk di fa liggéey yéen balaa ngeen leen di jël parce que nag ku nekk da ngay indaale sa problème c'est pas parce que tu es médecin que amoo ay problème sa biir kër n'est-ce pas mais est-ce que ñooñu tamit di nga leen defaral benn je sais pas diagnostic psychologique ba xam ne kii mën na dalal koo xamante ne dafa ñëw ak souffrance parce que c'est important. la question elle est doublement pertinente parce que defe naa ne li nga wax am na solo nit koo xam ne dafa war a dalal nit ku amee jafe-jafe defe naa moom ci boppam bu amee jafe-jafe gunge ba dana doy waar comme dañuy gunge comme on dit on fait de l'accompagnement nit ki doo ko jiitu boo ko jiitoo lu nekk ci kanam du ko gis boo ko jiitalee féete gannaaw bu faqastaloowee doo ko yëkkati nga koy def wala xëy na dina fekk mu gaañu donc dañuy dend ànd ku war a dalal kooku am na état bu mu war a am léegi looloo waral suñu toogaay foofu ñun éducatrice spécialisée en équipe looloo waral toogaay ñi fa nekk di def santé looloo waral liggéeyu gestionnaire looloo waral liggéeyu administrateur looloo waral liggéeyu directeur looloo waral liggéeyu kay togg nekk fa comme kër la looloo waral liggéeyu kay defar tamit nekk fa ci wàllum lépp luy propriété ak hygiène léegi ñun balaa ñu doon door donte amoon nañ formation initiale bu jiitu loolu ba tax ñu compétente pour war a def liggéey boobu suivre nañ ay formation lu ñuy wax renforcement de capacité ñu yokkaat ñu bu baax tàggat ñu yokkuñu képp kuy xëy Kayam tey tàggat nañ la ba nga xam ne pare nga pour dalal d'accord loolu c'est important ci kaw dalal boobu noonu nag may laajte suñu princesse bi yow kese yaa nekk di jouer wala da nga am benn orchestre bi ngay àndal wala si damay jouer ak orchestre on est 5 des fois ñu nekk 6 ça dépend ci milieu bu ñuy jouer waaw
d'accord mais yéenay ànd tout le temps. waaw ñooy ànd tey jii bu ñu invité woon Fanta Cissokho yow groupe boobu noonu yéenay dem. vous êtes un groupe. voilà ñooy ànd. d'accord mais tamit dina baax nag nga laal ñu benn. benn bu dee mën nañ laal benn bu sew noonu balaa ñu gën a xuusaat. waaw day neex. ban ngeen ñuy laalal noonu suñu xel yi féex xam nga ak taw beeg xam nga xuus beeg dañoo xuus ba yegg si amoo oto neer yi tendu ak yooyu yëpp daal bu ngeen ñu laalaloon bu sew boobu noonu rek balaa ñuy gën a xuusaat li jëm ci violence comme ñu ngi jëm ci wàccaay màggal gi ñu may ko suñu mbokk taalibe yi rek. loolu amul benn problème daf ñuy neex comme niñ koy waxee. la ilaha illallah neex na de waroon nañ ko mën a continuer de wala gis nga dinañ ci ñëwaat noonu dañ ñu dóoral beneen incha allah bii nii xam nga rek xol yi féex nañ je pense que képp ku ñuy seetaan tamit sa xol war naa féex nga doon murit wala nga doon en tout cas beneen taarixa je pense que baat bi neex na mais nag nii ci kaw plateau bi sa guitare bi la ñuy gis day baax nag nga wax téléspectateurs yi ñi nga xam ne ñu ngi ci arrière plan bi di la accompagner la live la teguñu musique de dañoo live ay kaa ngeen ne bu leen yaakaar yow kaa mu leeralal leen ko waaw li live la acoustique guitare kora c'est dommage que kora bi dégguñu ko torop voilà Fanta leket bi ma gis nag moom leket bi moom leket bi waaw kooku mooy laay Sora moom en fait mooy sama batteur ok moom mooy gérer percussion batterie et tout Ibou Sora ñun ñëpp Cissokho lañ sant. Cissokho waaw c'est la famille. Kon c'est la famille. Kon c'est des princesses et des princes. Et des princes voilà. Ibou moom moo nekk ci kora bi. Bon les autres ñëwuñu comme émission la on a juste pris le nécessaire. ñu ñëw ak ñoom peut-être boo leen amee beneen émission yaatal orchestre. waaw ñu gën ko yaatal. voilà ñu gën a mu gën a neex. léegi nag yow ci biir culture bi parce que seetlu nañ Sénégal dans tous les domaines. day am ay violences surtout faites aux femmes. mën na ne comme ni nga wax verbal parce que je pense que même le fait ngay wax ngay topp nit ki dama la bëgg violence la harcèlement la voilà donc si violence lañ ko mën a dugal tamit des fois nga tase góor mu tuutil la wàññi la pour wane ne jigéen nga sénégalais ils ont ce caractère là si biir culture bi naka ngeen di dundee loolu est-ce que am na fa ak bu amee tamit naka ngeen koy gérer donc ñun heureusement nag pour ñun femme àdduna bi toll na foo xam ne ñun jigéen ñi jàmbaar lañu. te dañu am force de caractère. c'est vrai donc góor ñi mënuñu ñu wàññi góor ñi tey moom dama leen di dal. waaw dal leen bu baax. non dañ leen di dal parce que jigéen ñi léegi jàmbaar lañu. te ay bañkat lañu. sama mbokk jigéen ñi macha allah. ay bañkat lañu donc violence moom comme ni nga wax am na fépp. côté culture bi des fois nga gis mais ñun comme ñun. bu ñu lu ñuy neex dañuy ree ànd ak yéen lu ñuy naqari dañuy ree on a notre façon de manifester suñu lu ñu naqari donc tey góor bu ñëw sax ak sa violence amaan na nu may wax ak yow léeg-léeg policier bëgg ñu jàpp ci tali bi oto bi mais boo ma kiiwee dama naan la dama lay way de
parce que benn affaire bu ndaw peut-être sa lampe wala nga fàtte benn affaire bu ndaw te seen liggéey la ñuy def ci seen yoon la ñu nekk mais da ngay gis ni ngay ñëwee ni ngay leen di delloowee wax ji rek lépp day sedd. c'est vrai. voilà donc ci fépp nag ci fépp muy ci ménage yeeg yëpp bu demee noonu day gën a yomb. sànq yaa ngi wax lu am importance maa ngi ci bëggoon sànni tuuti sama grain de sel mooy les femmes yi nga xam dañ leen di maltraité. cause bi la ñu war a lijjanti. liy causé loolu. am na ñoo xamante ne dañu góor ñoo xam dañuy am problème. ci seen bopp dañu dul wér. am na ñoo xamante ne peut-être aigri. am na ñoo xamante ne dañ leen di xabtal. parce que day am na yoo loolu moo fi nekk ñu baal ma nag. duñ ko tey dañuy wax di on a nos réalités ci suñu dund la bokk. ci suñu dund la bokk am na ñoo xamante da ngay gis ku ray imagine nga bëgg sa jabar takk ko ba pare tiim ko ray ko. loolu nit bu normal mënu ko def. c'est vrai. am na ñii dañ leen di xabtal ñii dañu wérul ñii dañu am problème boo xamante ne ak seen bopp la te duñ ko waxtaane donc loolu il faut que ñu du ci bàyyi xel bu baax a baax donc kon man sama mbokk jigéen yi li ma leen di wax mooy ku ci nekk ak daal sa nit nga gis mu am benn comportement boo ko mënee wax jógal dem hôpital ñu xool la parce que ñun dañu am complexe boobu alors que nit day am problème mu bopp sa bopp bu feesee sax voilà da ngay déconné. pression bi man daf may stressé. mais tey jii yow boo demee ba am pression stress. waaw naka ngay maîtriser sa bopp. man damay su ma stressé man damay calme. da ngay calme waaw. ah d'accord su ma stressé moom damay calme. je préfère. parce que am naa tuuti expérience donc ci yooyu noonu donc su ma stressé léegi je préfère ma noppi. parce que li ñuy wax ñaari lam du yëngu. ci lépp nag. muy ki ngay nekkal di sëy ak moom. wala ki ngay nekkal di liggéey ak moom. tu vois donc je préfère. yow nekk nga koy seel wala tu as encore à apprendre pour suñu. Moussa yeeg ñoom Modou yooyu noonu ñu xam moom damaa libre moom fi mu ne nii. gars yi kaa la voilà dama bëggoon lijjanti kaa boobu noonu rek pour ñuy seetaan ñu xam ndax voilà ndax tu as encore à apprendre parce que am nañ fi ay célibataire ci biir fii. waaw ñii nii moom célibataire laa moom. buum moom takkatuma ko ni fu mu nekk nii. macha allah léegi góor gu baax ñëw même si dans les rares di sëy. di sëy voilà waaw d'accord kon baax na madame Ndiaye yaa ngi rek. waaw mu doon jëkkër ju wóor nag. waaw bu wóor ah. yàlla dina ko def ma àddu ci li mu wax léegi rek baatu yow bul andi problème 3F yi di am fii problème. di am problème yoo xam ne ñun dañ koy daw tamit. da ngeen koy daw non bu leen ko daw bu ngeen ko dawee du baax de. dañ ciy tontu ko waaw gis nga inchallah pour àddu ci li mu wax Fanta c'est très important. bëri na nit manifestation bu muy def wala nekkin gu muy am wala comportement bu muy am. buñ ko seetee ba ca biir. ca am facteur yaa nga ca waaw parce que comme li ñuy wax nit ñi dañuy dox ku ne am looy demee. wallaay nit ki mën nga ko gis nii xool ko yaakaar ne. ku mat yàlla moo ko xam ku normal yàlla moo ko xam. nga yaakaar ne lépp a ngi ci moom. encore nëbbi bi ma doon wax léegi daal di ñëw ngay bëggante doo ko wone. ñu dem ba ca digg ba fekk loolu nekkoon ci yow sax xëy na amaana da doon nelaw moo yeewu. beneen bi nga baal ma mooy muñ bi. dañu nekk société ba nga xam ne dafa ànd ak muñal. donc lu nit di dund dañ la naan muñal. dëgg la quand même mais muñ dafa am fu muy yem. dëgg la de waaw. baat bi ñu lay njëkk a wax mooy muñal. xamuñu fan nga toll. xamuñu lan nga pare pour def. xamuñu li ngay dund lan la ki lay muñloo amaana dafa séen rek. duggul ba ci biir. nit ki li nekk ci mbootu biiram moom moo ko xam. dañ lay muñloo ba nga xëy kalaate mu andi leneen. loolu yëpp mu ngi ci suñu biir société. muy ay yoo xam ne dañ koy dund. rey nañu bari. muñal moom rey nañu bari c'est vrai. na ko c'est vrai mais tey jii nii au niveau de Kayam ban yow en tant que éducatrice comme ni nga wax spécialisée ak aussi nekk ci centre d'écoute bi ban cas nga mës a am choqué la nga xam ne vraiment ça t'a fait un choc émotionnel. tey mu neex de. waaw dafay neex kay dafay saf sax xëy na mën nañ ko bañ a tuddee choc comme ni ma la waxee. on est éducatrice tàggat nañ ñu ba nga xam ne li ñu fa war a fekk. mënuñu xam yëpp dootu leen jaaxal. xëy à peu près si on peut parler ainsi. terewul chaque jour nga gis lu bees tàq. chaque jour nga gis lu bees ci say cas. benn nuroowul ak bosam. loolu defe naa ba ngay jàng lañ la koy commencé wax. ne la boo commencé liggéey. cas boo traité nuroowul ak ba ca des cas bi ñëw. nuroowul léegi maanaam soo xëyee Kayam suba ba ngoon jot di nga gis lu bees tàq. comme li ma wax léegi dañu nekk ci confidentialité. am na yoo xam ne duma ko mën a dévoiler fii ci émission la ñu nekk. xëy na rek alerter
ma am yuuxu xol comme on dit cri du cœur bu ñuy wax parce que Kayam dafay def prise en charge juridique par référencement donc ñun dañuy def accompagnement global holistique dañ ko def par ay fàcc parce que donte am nañ service médical biir Kayam dinañ la tàggat defal le premier soin mais am na jafe-jafe yoo xam ne boo ko amee wàllu wér-gu-yaram dañ lay référencé ci ñi nga xam ne ñoo am compétence boobu boo amee problème par exemple nga war a nekk ci sëy dund fa naqar dund fa métit ba war a génn dañ lay gunge defal la prise en charge juridique am nañ ci ay partenaires yu ñu àndal référencement ñoom ñoo koy toppatoo waaye comme niñ koy waxee ñun yaay booy yi yuuxu xol bi loolu la képp ku ci bëggante ak nit ba ngeen sëy comme niñ koy waxee lu bees neex ba mu des bàmmeel te defe naa ci contexte bi wàllu sëy yëpp ay neex ak lu sëy bi neex lu bees bi neex ngan la waay certificat de mariage nañu koy wuti dara nañ fi benn juriste bu ko fi wax nañuy wuti certificat de mariage c'est important di nga marié ca jàkka ja ñu jox la fa këyit di nga marié ci sa aada ñu wax la ne marié nga mais këyit bi nga xam ne yoon moom la nangu légalement moo tudd certificat de mariage yàggul bi ñu jógee ci élection gox-goxaat yi gox bu ne nommé na mairie nommé na maire ci biir maireem carte këyit googu ñu ngi koy joxee ci mairie ba mooy woon yoon ne légalement yow diw mooy sa borom kër yow Fatou Moodu mooy sa borom kër marié ngeen mairie moo la koy jox ëllëg ak ci biir boo demee ba dund jafe-jafe ba tollu fenn fi ñëw biir Kayam par exemple ñu war la gunge daf ñu koy yombalal parce que këyit boobu boo ko yoree rek yow yor nga li la protégé ba nga xam ne boo bëggee génn ci sëy bi tey suba di nga ci génn incha allah waaw loolu moo nekkoon sama cri du cœur balaa ñu doon sori waaw gis naa ne daal bëggoo maa jox benn cas mais garaawul je comprends comme ni nga ko wax da ngay ñëw yow dañ lay invité Kayam defe naa boobu moom dafay gën a yaatu gën a neex li ci mën a yaatal incha allah avec un grand plaisir pour ñun incha allah dinañ fa ñëw am benn problème équipe cas bi dina fa ñëw ndax xam naa ne foofu moom ay cas la ay cas sur cas par cas loolu moom daf ñuy neex incha allah vous êtes les bienvenus sur Label TV à Kayam d'accord léegi nag dañuy dem page publicitaire dellu si waat si plateau bi xam naa après loolu dañuy ndax kepp suñu émission bi rek ak musique xumbal ko tuuti tey moom lañ jël ci li nga xamante ne mooy àjjuma ji day neex Ila Qatar suñu Label TV fas yéene ànd ak yéen dem ba Qatar ànd ak yéen ak ñetti programme yu bees tàkk yu ngeen dul gis feneen ku dul suñu Label TV te des na suñu Label TV nat leen won li gën a fës ci taarixu coupe du monde bi ngeen nar a gis joueurs yi qualifié équipe yu gën a fës ak itam dëkk ak stade yi nga xamante ne fa la jongante yi di amee te des na suñu Label TV nat leen won li nga xamante ne moo gën a fës ci taarixu coupe du monde te duñ ci wét ndaxte yéen lañ ci fas yéene àndal bu ngeen bëggee jokkal ñun nag mun ngeen ñu woo si numéro bii di 78 296 22 22. Label TV vous propose la location de matériel audiovisuel dernière génération. Caméra, écran géant, travelling, jeux de lumière. Vous êtes producteur de contenu, annonceur, découvrez notre sélection d'accessoires, d'équipements en passant par la régie, la post-production et la diffusion sur nos chaînes. Nous vous proposons également la location de studios d'enregistrement, de salles de tournage, un studio de doublage numérique 32 pistes et un accompagnement pour tous vos événements, captation, spectacles, publi-reportages. Contactez-nous au 78 296 22 22 ou écrivez-nous à l'adresse commerciale@labeltv.com. jilsaatu nabi sallallahu alayhi wa sallam seen waxtaanu diine bu juróom benn waxtu jotee ci suba ci sunu Label TV. mbokk yi seen émission ngoog di jilsatu nabi di jataayu sayduna muhammad yi
sallallahu alayhi wa sallam di leen ko bàyyiloo xel yéen ñëpp rawatina soppe yi waaye rawatina yéen ñi janoog ñun ci sunu Label TV nga xam moo nekk ci xolu tabarfakalla sénégalais yi ñaan sunu borom nekk ci xolu réew mi ñaan sunu borom yàlla saxal ko ci réew mi ñaan nag yàlla yéen ñëpp ngeen bàyyi nu xel ci seen émission bii di Jilsatu Nabi ñu koy ànd ak yéen fii ci sunu Label TV nga xam ni mooy xolu Sénégal. sunu Label TV ci xolu Sénégal ci xolu sénégalais yi ngeen jéggal ma nag ci sëqat yi man ndoxu taw bu ma laalee rek mooy loolu ñun asthmatique yi moom dañu sonn waaw dañoo sonn ci période bii nii ma si ñaaxaale donc maman yi ñu surveiller bu baax seen doom yi nga xam te ne suñu ndaw yi ñu am asthmatique asthme bi bañ a di génn surtout si ndoxu taw bi mais ñun puisqu'on n'a pas le choix on est obligé génn si taw bi donc ñu leen di jéggalu bu baax ci sëqat yi mais lépp ci émission kaay yi la xej donc dañuy ndax képp li nga xamante ne nag moom mooy suñu thème de la semaine muy violence bi nga xamante ne gars yi nee nañ ma da nga ko waroon a wax di wax chaque jour nga indi ci benn thème ndaxte violence yi jéggi na dayoo quand même ci biir kër yi ci mbedd bi ci bërëbu liggéeyukaay yi ci transport bi maanaam le Sénégalais est devenu vraiment violent je pense que psychologue monsieur Giro bi ñu fi dalal démb wax na ko ne woon na aussi alerté woon nañu ñi nga xamante ne ñoom ñooy autorités yi que d'ici 10 ans on aura un Sénégalais violent une partie qui est vraiment violent te tamit nee na boo seetloo ñu ci bëri tey jii émission bi ñuy def di yeete dañuy boo amoon toute violence tout le monde allait cliquer pour voir violence bi ci nekk lan la donc les gens préfèrent plus aller voir des cas de violence ci réseaux sociaux yi wala di wàññi même bu dee verbalement moo leen di gënal ci li nga xamante ne moom mooy yeeteeg yi nga xamante ne ñu ngi koy def ci émission kaay yi léegi nag dañoo yegg si ci li nga xamante ne moom mooy déjà dafa gaaw une heure déjà de doyaloo voilà bi on continue 30 minutes mes invités disent que ils n'ont pas voilà ils veulent pas que l'émission se termine. Fanta, j'espère que demul studio nee na ndax demoo studio non dañuy continuer dañuy continuer bi on continue inchallah. Allô voilà toi aussi Bill sois un peu gentil. dañ koy dog ba beneen rek voilà amul benn problème nee nañ dañ leen réserver ay surprise donc il faut ñu tëj lii après ngeen mën a dem ci surprise yi nag yéen téléspectateurs yi nag bokk na surprise yi moom fii lay bañ mais ni leen indi seen wàll waaw loolu beneen yoon wàll bi voilà donc madame Ndiaye dama lay bàyyi nga tàggatoo ak joxe waale rek lan mooy sa ñaax gi ngay ñaax surtout jigéen yi ak góor ñi nga xamante ne truc xanaa ñu commencer par remercier suñuy partenaires d'abord ñu commencer par les membres de l'association Kayam ñi nga xam ne dañu jóg vraiment pour éradiquer violence conjugale ak violence domestique remercier as Kayam ci boppam par la présidente Yacine Diouf bëriwuñu tu vas me permettre Fatou de faire les remerciements nommément le directeur monsieur à la sénégalaise waa ñu gërëm waaw comme ni ko gars yi defee monsieur Thierno Diouf di gërëm responsable service médical Ndeye Bigué Senghor sage-femme Khady Bodian sage-femme Jabar Diouf infirmière di gërëm éducatrice spécialisée yi Fatou Dieng Dieynabou Kane Diallo di gërëm Mireille responsable de la cuisine restauration di gërëm Marème kooku na ma invité dina ñëw yéen da ngeen di ñëw yow da ngay ñëw yow yaay ñëw di gërëm Marème Diouf responsable de la propriété et de l'hygiène à Kayam donc loolu daal bu weesoo ñu remercier ñi nga xam ne ñu ngi suñu gannaaw suñu partenaires on veut pas les citer nommément vraiment dañu préférer def ci suuf ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen remercier la cause est noble defe naa kër buy accueillir jigéen boo xam ne dafa dund métit te day ñëwaaleeg ay doomam ñu dëkkal leen gunge leen accompagner leen defe naa mu ngi doog a am Sénégal ñu ngi leen ciy gërëm di rafetlu initiative bi di woo bépp partenaire boo xam ne disposé nga disponible pour mën a ñëw gunge Kayam soutien day baax aussi ñu fayal leen ay publicité fii ci sunu Label TV ba tey ay partenaires lañ ko defee surprise yi ñu dencal noonu rek ñun loolu dina doy waaw vraiment pour sensibiliser encore une fois message bi may lancé mooy rien ne justifie la violence non exactement bu kenn dundu métit ba yaakaar ne dafa normal bu ñu teg kenn métit ba mu yaakaar ne loolu muy
muy dund dafa normal. nañu nekk baat yi osons-le. nañu ko wax dénonçons. nañu wax sensibilisons portons le plaidoyer. nañu génn ndax métit jeex ci biir Sénégal. Je vais pas terminer sans pour remercier l'équipe de Sunu Label TV. En commencer par toi Fatou. Vous avez fait preuve de professionnalisme. Merci. Depuis bi nga commencé di ñu invité ba tey. ko gis nañ ni nga ci taxawee ba bi ñuy yegg si fii tey di dugg si. ci kër gi gis nañ ni nga taxawee. Remercier toute l'équipe bi ñu accueillir bi ñu yeggsee. ñi fi nekk ñëpp. peut-être xamuñu yenn tur yi moo tax duñ ci mën a jaar. Vraiment merci. Merci pour l'invitation. jërëjëf merci Fanta pour la belle voix. merci Fatou. Notre princesse. Donc Fanta. dañuy ndax képp li nga xamante ne moom mooy émission bi suñu temps bi jeex na balaa ngeen di dem jëli seen surprise. donc lan nga ñuy tëjale musique mais avant loolu est-ce que am nga benn message booy lancer. waaw dinañ leen tëjalee musique waaye tamit bala du ma dem te sargaluma leen. waaw loolu am na. sant leen ci invitation bi. sant téléspectateurs yi ñuy seetaan. sama jongoma bu ñaawal bi Fatou. sa intervention bi am na solo kayam est très important quand même. di remercier Sunu Label TV. di remercier sama papa. c'est mon manager perso. c'est bien. mon meilleur ami. fan yii moom mooy sama copain. mooy sa copain. moom laay kiiwal de man moom laay gérer. am nga ci droit. di remercier samay musiciens ñi fi nekk ak ñi nga xamante ne mënuñoo ñëw parce que ni mu demee la. sama grande sœur bi toog Ibou ak ñoom Laay. waaw voilà ak ñoom Sira. ñoom Sira ñëpp nag si soxo. ñoom sëpp waaw ñëpp si soxo waaw di sant sama yaay toute ma famille su ma limee damay juum un grand merci à Sunu Label TV. Merci à toi aussi. yaakaar nañ dinañ gisante waat ci nu mu gën a gaawee daal di koy yaatal ak fan si nag ñi nga xamante ne fu may joué ñoo may topp. tu vois di ma jàppale di ma soutenir aw ma seen fay. à partir d'aujourd'hui ñu defaluma leen dara. waaw yéen dama bëgg sax ngeen di sponsoriser Princesse Fanta. fu muy joué ngeen ñëw taxaw ak kay am merci beaucoup Kayam. kon jeex na kon jeex na. voilà ñu leen doon dalal yi nga xam te ne ñoom ñooy Princesse Fanta Cissokho ak la Linguère Fatou Kiné Ndiaye ak la reine boobu la grande. ci seen émission sunu kaay fii ci Sunu Label TV donc. di remercier comme ni nga ko waxee en tout cas ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ñu accompagner pour réalisation émission bi di leen di ñaaxaat encore ngeen def en tout cas happiness by violence bi te ci yoonu Touba bi aussi nañu ànd ak dal surtout ñu nekk ci biir oto yi ngir yàlla nañu def zéro accident pour dem Touba màggali ci jàmm dellu si waat ci jàmm ci kaw loolu xanaa ma bàyyi la rek ngeen kii neexal xol yi. waaw day neex ni am na bébé Fa tamit nee nañu day anniversaire ñu ngi koy souhaiter un joyeux anniversaire suñu turandoo boobu. mi ngi noonu tey ay Fa rek la moom tey moom dafa nar a neex voilà bébé Fa joyeux anniversaire à toi dundal wéral yokkal ba teral papa ak maman inchallah yàlla defal ñëpp jàmm et bon màggal sama mbokku murit yi taalibe yi inchallah à toute la population sénégalaise aja lu ngeen ñuy may ci tëj nag dama koy defal hommage sama maam Sunjulu Sissoko xam ne moo waral coow li waaw
rafet na yàlla ñu yàlla jàppale góor ñi ànd lekk seen main jàppale jigéen ndax jigéen mooy sunu yaay seetaan sunu Label TV ak sunu kaay yi waroo mer jàmm ak salaam incha allah ñu jox leen dig daje lundi ci seen émission sunu kaay même 10h ba 11h ñu yendoog jàmm. Merci beaucoup.